baolinfo.net moo leen di jox ay xibaar yu gaaw te wóor ay journalistes yu xarañ te mën seen liggéey baolinfo.net le portail du Baol sur le web. baolinfo.net mën ngeen a abonné sunu chaîne YouTube Baol Info ngir ngeen di man di jot bépp xibaar bu ñu dugal. mbokk yéen ñi nga xam ne yéen a ngi ci baolinfo.net ñoo ngi leen di nuyu ñu bëgg a seex waxtaanu yaatu ak Mame Mactar Guèye bu ONG Jamra Mame Mactar maa ngi lay nuyu. waa kay jërëjëf Abdou Khadre di sóorale ci nuyoo bi mbooleem auditeur ak téléspectateur Baol Info. Mame Mactar Guèye fan yi jàll kuréel gi di sàmm jikko yi defoon nañ benn tournée ci kilifa diine yi bi ñu demee nag li nga xam ne mooy pétition bi kilifa yi ñoom. Pétition bi jëm ci waroon criminaliser borom ñaari tur yi gis nañ ne kilifa diine yi ñoom dañoo ànd suñu criminaliser borom ñaari tur yi ànd bi li koy firndeel mooy dañoo signé pétition bi. lan mooy tax état bu Sénégal comme kilifa diine yi ànd nañ ci lan moo tax état bu Sénégal jëfewu ko ba léegi. d'abord dañuy sant yàlla ndax xam nga ba ñuy njëkkee sos Jamra ci février 1983 ittiwu woon xeex lépp loo xam ne. ñu ngi ko fiy jëfe wala di ko fi bëgg a dugal te ngor bu ko diine bu ko bu demee ni mbirum borom ñaari tur demee ni mbirum franc-maçonnerie ak drogue alors wéetoon nañu lool ci xeex bi xanaa 85 rek ci la sëñ Abdoul Ahad Mbacké lëkkaloo ak sëñ Abdoul Aziz Dabakh ak Baye Seydi Thiaw Laye khalife général de Layène ñoom ñoo ñu jàppale woon ba ñu gagné procès bi ak franc-maçon yi à part ñooñu daal jàppale bi fasul woon waaye yàlla dogal na nag 83 ba léegi ça fait 38 ans. géew bi yaatu na ndax ci 2017 sos nañu benn coalition parce que ni parti amee coalition ñun itam kuréel yu yëngatu ci wàllu diine nee nañ jaadu na ñu nit ñu am suñu coalition. alors sos nañ ko ci 2017 ñu tuddee ko ànd sàmm jikko yi ñu ngi ko sosee fii ci Parcelles Assainies ci daara oustaz Makhtar sa oustaz Adama Seck Jamra nga teewoon waa nitu dëgg ñu nga teewoon Ababacar Mbuuba ngi teewoon. matuñu woon fukk Cheikh Oumar Diagne et cetera bariwuñu woon waaye gis nga léegi màgg na ba daanaka egg nañu presque juróom fukki kuréel alors ñoom nag léegi dañu ne état bi na jóg ci mbirum borom ñaari tur yi parce que xel demul dëkk bu Bamba tëdd Maodo Baye Niass Baye Laye mu am ñu fi nekk di leen defal promotion te liñ ci jublu du dara lul toroxtànge bi Gabon dal ñu ndax ñoom daganal nañ borom ñaari tur le 30 juin bi passé assemblée voté na ko. yéenewuñu lu dul lii dal Centrafrique dal ñu ndax ngóor jigéen dagal nañ ko fa Île Maurice daganal na ko Cap-Vert bi sa Sénégal rek daganal na ko te luy raam moom ca ñag ba la jëm alors kon ànd sàmm jikko yi daal di ittewoo loolu daal di def nag benn tournée jiital ci koo xam ne doy nañu ci tegginam ak yaram ak xam-xamam muy imam Ababacar Mbuub moom mooy suñu coordinateur moo jiite tournée bi këru diine yëpp dem na fa def na Touba Tivaouane Ndiassane Thiénaba Niassène Medina Baye Layène famille omarienne ka jëkk a signé mooy sëñ Mountakha Mbacké Bassirou ka ca topp di sëñ Babacar Sy Mansour léegi nag boroom ñaari tur yi ne fii comme que dafa am lu saf-sap lu leen ñoom sëñ Modou Lo Ngabou def ak i kuréelam Safinatul Amaan ak yeneen kuréel yu mel ni moom ñoom ñoo dem boole ko ak ADEOS mooy lobby homosexuel ba ne France te li sëñ Modou Lo Ngabou def yoon la sëñ Touba moo ne fii bëgguma fi lu bon Touba ville sainte la jaamukaay yàlla la ku bëgg a sàkku yiw moo tax ñu samp ko fi ku bëgg a am dégg nga ngërëmal yàlla alors ñoom la ñuy may possibilité fii ci Touba ñu mën a am yooyu yiw alors moo tax nag moom bu ñu dëgmalee xew màggal ak Kazu Rajab dafa aadoo def dem ci marché yeeg lu may lépp lu bon ñu jël ko fa. mais Mame Mactar pétition bi xam nga kilifa diine yi boo xoolee seen taxawaay ci Sénégal mën nañoo wax ne même bu dee dañu yor république kilifa diine yi dañu fi am solo. les kilifa diine yooyu comme ñoom ànd nañ ñu criminaliser wàllum góor jigéen ba signé pétition bi est-ce que état bi jaroon na sax muy xaar pétition bi sori ka ne comme kilifa diine ànd nañ si rek église bi ànd nañ si rek nañ ko criminaliser directement est-ce que état bi mënutoon a def loolu bu dee bëgg-bëggu askan wi moom moo tax mu taxaw fi. waaye itam baax na sa auditeurs yi xam lan moo indi boobu gàllankoor
ba état bi signé wul dama la ko doon tënkal nii rek jeexal naa alors sëñ Modou Lo Ngabou daal di def na mu daan def dugg ci marché yeeg luuma yeeg ruq-ruqaan yi nangu fa ay sàngara ay yamba ay check down jumbax out waaye surtout mu def lu mësul am jàpp fukki borom ñaari tur yu nekkoon ci ay appartement di fa def seen yu bon ci dëkk bu tedd boobu di Touba ñu ci jàpp leen pamte leen dàq leen génne leen Touba ñooñu ñoo indi plainte bi say-say yi gàll ci loosu suñu wasila yu tedd yi ñoom ñoo dem jàmbat ca lobby homosexuel ya nekk France ne lii la ñu def mu di ADEOS nag moo bind plainte contre sëñ Modou Lo Ngabou jébbal ko ministre de l'intérieur Gérard Darmanin ne ko ñu ngi sàkku ci yow ministre de l'intérieur jëmm ji ñuy wax sëñ Modou Lo Ngabou ñu interdire ko de séjour France ak ci ñaar fukk ak juróom-ñaari réew yi ne France. Jamra daal di yëkkati kaddu ne soldaarul islam bu mel ni sëñ Modou Lo Ngabou waa Touba moomuñu ko umma islamique yëpp ñoo ko moom ndax sac bu rëy la ci diine l'islam kon duñu nangu ñun Jamra ku ñàkkee teggin sëñ Modou Lo Ngabou rawatina di ko jébbal plainte góor jigéen gars yi ne bon yow da ngay dugg ci wax ji daal di daw seeti ministre de l'intérieur bi dugal mooy man ci plainte bi loolu moo indi que bi ànd sàmm jikko yi taxawee le 23 mai ne ñii ñu ngi bëgg a ëppal kon nañu demandé état bi mu yokk daan yi waaye surtout na ko criminaliser alors loolu moo waral nag ànd sàmm jikko yi def délégation seeti kilifa yi sëñ Mountakha daal di signé pétition bi sëñ Babacar Mansour daal di signé góor jigéen yi yéen tamit à part sëñ Modou Lo Ngabou ak Jamra xalifa Touba ak xalifa bu Tivaouane dañu signé daal di dem ministre de l'intérieur ne ko dugal nañ leen tam ci plainte bi kon dugal nañ ci yooyu kilifa léegi état du Sénégal nag na seetaat boppam parce que jëmm yu day nii suñu wasila yi ma tudd léegi sëñ Mountakha Bassirou ak sëñ Babacar Sy Mansour du ñu defantu du ñu waxantu bu ñu demee ba signer pétition bi pour ñu criminaliser délit de trafic délit de l'homosexualité am na fu wér fu ñu ko teg li état bi war a def mooy fekk si leen ci loolu te du ñoom rek ñoo signé parce que dama gàttal def nañ Ndiassane Thiénaba Niassène Medina Baye Layène famille omarienne na leen état bi fekk ci loolu ndax bu ñu ko criminaliser wul kenn ñaanu ko yàlla nag mooy góor jigéen yi dañuy continuer seen tooñ ndax criminalisation bi dana leen xaw a dànkaafu la pour wan leen ne lii day mën na leen ci fekk su boobaa ñu xam ni ñuy def waaye bu ñu ko deful dinañ continuer di tooñ bii ñu tooñoon au mois de octobre bërëb bu tedd bi nga xam ni suñu borom moo wax ci téeram suratul jinni ne wa anal masajida lillahi jàkk yi sama néeg la man yàlla ndéem góor jigéen ñi ñooy dem ba ci biir grande mosquée profité ci liñ ko tëjoon ak diir ndax corona bi profité ci loolu dugg fa di fa sëy le Sénégal est en danger parce que bu état bi continuer di tànqam bu état bi continuer yàcc bàyyi góor jigéen ñi ñuy tooñ li muy mën a jur ñaanuñu ko yàlla nag mooy nit ñi jur di fajal seen bopp. kon lii sëñ Mountakha bëgg lii sëñ Babacar Sy Mansour bëgg na ko état bi def nañ ko criminaliser ñëpp am jàmm. d'accord léegi suñu mujjantalu laaj Mame Makhtar mooy président Macky Sall ñi nga xam ne ñooy éleveurs yi dañu sàkk woon bi muy doog di toog mu criminaliser vol de bétail mu toog ci lu mat at daal di koy criminaliser. am jigéen ñoo xam ne dañoo jógoon. sàkku si moom mu criminaliser viol mu criminaliser ko léegi kilifa diine yi nekk ci réew mi tamit bi ñu jógee pour sàkku mu criminaliser wàllum ngóor jigéen lan moo tax mbir mi yeex muy layaam yoo koy duut nga baaraam mbir mi parce que bu ñu demee ba criminaliser vol à main armée criminaliser nañu incendie volontaire criminaliser trafic de drogue te ñu ngi ciy sant rahmatullahi alayhi Abdou Latif Guèye xeex na ci xeex bu am solo ba loi bi dañ ko tuddee loi Latif Guèye criminaliser le vol de bétail criminaliser le viol te kuréelu féministes yi ñoo ko sàkku mu fekk si leen waa léegi jëmm yu day ni suñuy xalif généraux ne nañu criminaliser homosexualité ngay benn xam nga lii la wolof di wax naan ñu di la jiñ ndëmb fekk la ngay seeñu yàqu liir kon nag Macky Sall na setal daram ni mu mën a setalee daram mooy mu def li sëñ Mountakha wax ni mu mën a setalee daram mooy li sëñ Mountakha bëgg te sëñ Babacar Sy Mansour ànd seeg moom mu fekk si leen si loolu rek la kon nag yàlla nañu yàlla dàqal seytaane yàlla na yàlla dammal laafu lobby homosexuel et maçonnique yàlla na yàlla ñoddi fanu suñuy kilifa diine te mu ànd ak wér yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi làqal ñu Sénégal fu yàqee dafa bëri ay formation wala bëriwu ko fii may wax nii ñoom ñu ngay gàmmu fii ci Ngor
xëy na boo fii ba le 30. franc-maçon yi. état toog di seetaan. alors kon nag. réew boo xam ne franc-maçon yi ñoo ngi amal am ndaje yi fi mu ne nii Dakar. waaw démb journaux yëpp bind nañ ko maa leen yónni communiqué. wax leen lépp. ne leen nag ku mënoon xalaat nekk Sénégal fii ñu am juróom benn fukki atu indépendance kan moo mënoon xalaat ne dinañu egg période boo xam ne ñu ngi laam-laamee ci xel yi naan ndax Sénégal am na indépendance wala franc-maçon yeeg moom wala góor jigéen yi egg nañ fa. ndax góor jigéen yi ñu ngay def lu leen neex di dugg si jàkk yi di sëy góor jigéen yi ñu ngi def lu leen neex di porte plainte jëmm ju tedd ju mel ni sëñ Mokhtar sëñ Mountakha di porte plainte ñoom it Makhtar Sarr di porte plainte dégg nga Makhtar Gueye. mais Waly arrière na si plainte bi. moom day am naa yaakaar ne. wala mais dañ ko ñaan médiation. xaw ma ku kañaan de waaye du ànd sama jikko yi. waaw kon nag di porter plainte sëñ kii. sëñ Mbaye Sy Mansour alors loolu état pour mu wane ne àndu ci. mooy mu defal sëñ Mountakha defal ak sëñ Mbaye Sy Mansour li ñu bëgg. mooy ni mu criminaliser loolu ko jigéen ñi waxoon muy siif jigéen. ni mu criminaliser li suñu mbokku éleveurs yi wax. muy vol léegi ko ëpp solo. ndax lële ba mu koy criminaliser tegu ci baat. jërëjëf waa kay yàlla na jàmm yàgg ci réew mi. jërëjëf waaw jërëjëf Mame Makhtar Gueye bu ONG Jamra mbokk yi ñu leen di sant di leen gërëm jërë ngeen jëf. Baolinfo.net moo leen di jox ay xibaar yu gaaw te wóor ay journalistes yu xarañ te mën seen liggéey Baolinfo.net le portail du Baol sur le web. Baolinfo.net mën ngeen a abonné sunu chaîne YouTube Baol Info ngir ngeen di man di jot bépp xibaar bu ñu dugal.